asalaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo Kat TV man la seen sista Kia maa ngi dellu si di leen nuyuwaat ci seen émission boobu di jotaayu Linguère yi tey nag ñoo ngi fii si Sicap Urbam seet si ay jigéen yu brave ay Linguère muy waa GIE FLADES ñu am ci nag madame Thiello muy Mimi Gueye tey ñoom dañoo ñëw pour defar seen 8 mars comme mois de mars bi mi ngi waaj a jeex te depuis boobu ba léegi defuñu benn mouvement moo taxoon tey ñoom ñu dajaloo seen GIE bi yëpp pour mën a ñëw feetu waxtaan saafonte kon xam naa si kanam tuuti dina am ñenn ñu ma ci jël ba pare ma waxtaan ak soxna Mimi. waaw ba tey yéen a ngi seen émission jotaayu Linguère yi. ñu ñëwaat fii ci GIE FLADES toog fi nag ak benn Linguère soxna si noo tudd. man soxna Mari Ndaw laa tudd. soxna Mari Ndaw. ok ñoo ngi lay ziar bu baax. yal na yàlla nangu ziar. waa soxna Mari. ñu bëggoon xam. comme ni ma ko mama waxalee am na lu ma ci jot a wax. mais yéen nee ngeen am ngeen xaalis. ñenn ñi nag bañ nañ ko. mais yow dëggal nga ne xaalis bi mi ngi fi. kon lan ngeen di xaar fi mu nekk nii ci GIE bi. GIE bi daal lenn lañ si xaar. ndax comme tu as dit am na ay mbootaayu jigéen yoo xam ne tout le temps day am ay waraate wala dara. mais ñooñu ñu ngi sant yàlla. depuis 3 ans. dañu formé GIE FLADES bii. mooy lan femme lan. xaddi lan la femme. de développement économique social solidaire voilà xam nga kon ëmb na lépp. ëmb na solidarité. ëmb na jàppalante voilà ak social. boobu ba léegi nag ñu ngi si nag mat na ñetti at macha allah. tuuti la ñu woon. waaye am na ay membres yu ñu si dolli. macha allah am nañu ay formation ñu ngi ñuy jàppale ci formation transformation légumes. transformation jus. am nañ fi nag ci transformation gâteau yu ñu defar. de ce fait léegi macha allah si 3 ans yi. am nañu yokkute bu bari daal. ndax bu njëkk ba dañ daan jënd ci mbedd waaye léegi yu bari ñoo koy defal suñu bopp macha allah am nañ ko lu si jàppale. mais soxna Mari Ndaw dañuy faral di gis ne jigéen ñi dañuy mën liggéey dañuy wax dañuy teel a jug dañuy mën a sonn mais à chaque fois lu ndaw day yàq li yàq day jóge ci xew day jóge ci dépense inutile nga war a recommencer waat à 0 est-ce que yéen seen biir GIE loolu yéen a ngi ciy waxtaan pour di sensibiliser jigéen ñi ci li ñuy liggéey de toute façon loolu amoon na mais yaakaar naa ne jamono ji ñu toll jigéen ñi yàqatuñu ko waaw yor sa xaalis liggéey ko ba mot 1 an nga dem di ko joxe ci biti de toute façon ku ko def tamit ça n'engage ko ñoom waaye ñun suñu GIE bii ci liggéey la ñuy dox di dimbalante suñu biir di waxtaan suñu biir def suñu calebasse boobu noonu 25000 la ñu commencé woon léegi ñu ngi ba 50000 macha allah am nañu tamit banque UNICEF boo xam ne moom ñu lebaloon xaalis par exemple mën nañu lebal 100000 francs chaque fin du mois nga fay 12000 francs xam nga loolu pendant 10 mois di nga mën a liggéey lu bari léegi nag ñun ñëpp am nañu si fay kii am nañu ci prêt boobu noonu léegi mu jeex macha allah te yaakaar naa ni su jeexee kooku dinañu lebalaat suñu amee tamit beneen partenaire bu ñu mën a jàppale tamit ñu jàppale ñu si loolu daal mooy suñu objectif ñun tamit. d'accord ne pas baisser les bras continuer à travailler c'est ce qu'on demande. mais est-ce que tamit yéen a ngi dem envers les partenaires. ñi ngi dem nag ñu ngi bind. yéen a ngi dem ñu ngi yónnee waaw toog nag di xaar grâce à Khady nag moom mooy dem yenn saa yi ak suñu présidente bi Alla Dieye moom tamit ñooy dem. ñu ngi yëgoo suñu biir nag lu ñu am jël. mais aussi amu leen tamit problème si banque bi di leen lebal. parce que jamono tamit metti na xam nga ki ñuy lebal 100000 francs peut-être la mu yor bariwul. te jigéen ñi des fois ak kër dina la jàpp. est-ce que des fois du ngeen di am ay complications ci ñu war a fay ñu. day am nag day am waaye dinañu waxtaan suñu biir rek. si nous dans nous bu loolu amee. dañu waxtaan suñu biir daal di visiter ñooñu. de toutes les façons am nañu un prêt bu njëkk. bu boobu jeexee dinañ seggaat suñu xool bu baax xool ñi nga xam ne ñooñu mënatuñu ñu bàyyi tamit wax yépp si yëgoo rek ak suturaal suñu biir su ko defee ku mën a fay ñu continuer ñu lebalaat ñu ku mënul fay nga arrêté ñu mën a fay mu jeex loolu rek la mais dama dégg moom du si ñàkk dëgg la du si ñàkk dama dégg si biir FLADES ngeen ne dafa am social social bi c'est dû à quoi social bi xanaa jàppale nit rek jàppale membre yi waaw mais boo nee social mu am prêt bancaire ki leb parewul pour fay est-ce que kooku xalaatul ne war na mën a dugg ci social boobu
waaw on verra social bi nag côté boobu dëgg-dëgg waxaguñu ci parce que amaguñu problème bu mel noonu. macha allah amaguñu problème bu metti boo xam ni war nañu tedd ci quoi que ce soit amaguñu ko. kon daal Flades kon moom am na xaalis bu baax. ah amuñu am nañu xaalis amuñu bàyyi na xaalis bu doy comme ni ñu ko waxee sànq. mais xam nga yow da nga nangu nga ne am ngeen xaalis. mais xam nga boo assumé rek ne am nga xaalis yàlla day yokk mais da ngeen di nangu. te bu leen yàq aussi waaw te bu leen yàq. waaw ba tey yéen a ngi seen émission jotaayu lingeer yi ñu ànd ak ba tey suñu lingeer yi soxna si noo tudd. Aminata Mbaye. Aminata Mbaye. Aminata dafa mel ne membre nga si GIE bi. waaw membre laa ci kay. dañoo bëggoon xam lan moo tax nga sopp GIE bi ba dugg ci ak bi nga ci duggee ak léegi lan nga ci gis. waaw parce que comme ni nga ko waxee sànq li nga waxoon dama dégg sànq nga posé benn question. bu am importance. parce que gis nga jotaayu jigéen ñi. du toujours lay am lu positif. parce que toujours da ngay dégg jàppal ma fii bàyyil ma fii xam nga affaire yooyu yaa ma gën a xam. moo tax man mosuma dugg ci affaire mbootaayu jigéen. mais li ma la ko expliqué sànq rek kii toog sama wet nii sama sœur la. sama mag la sama xarit la sama lépp la. ñu ànd bu yàgg. bi affaire bi amee nag membre GIE Flades mii Xadiba mii jiite ko. Xadiba mbokk jëkkëram la. mu daal de ma koy wax ne ma Aminta doo ñëw dugg. ma daal di ciy dugg nag. mais vraiment ba ci duggee ba léegi nag vraiment réccu ma ko. lu positif rek laa fi gis. parce que bi ci njëkk mooy. booloo nañu. bokk nañu ndey bokk nañu baay. ku nekk li nga yéene sa bopp loolu nga yéene sa mbokk sa morom. daanaka dem nañ ba léegi ñun booy xool famille lañu. kon loolu man pour man rek c'est quelque chose. parce que man dama gëm nit daal. man dama gëm nit. donc comme dama gis ñun àndandoo. booloo nekk benn. kon loolu man pour man rek loolu doy na. ndax nit ñi tey garabam. waaw. jërëjëf soxna Aminata dégg nañ bu baax li nga wax. aussi tamit ñu rafetlu ko parce que comme ni ma ko laajee rek. dañuy faral di gis jotaayu jigéen ñi en général wax ju saw def ju sew. da koy tas. kon yow su fekkente ne gis nga loolu ci biir Flades ba ñeme ñu indi la fi nga toog fi. kon sant yàlla la. sant yàlla alhamdulilah. mais ba tey li ma lay laaj mooy. bi nga fi duggee ak léegi. parce que membre yi ñeneen ñi wax nañ ko xëy na ñoom ñoo la fi gën a yàgg. mais est-ce que yow gis nga sa bopp. bu baax ci biir Flades. waaw gis naa fi sama bopp sama bopp kay du ma fi ñëw. ndax jot amul. wala ma toog sama kër gee toog seetaan sama télé. waaye gis sama bopp tax ma ñëw. ndax ba fa duggee ba léegi. dañ daan defar jus. jàmb rek. segg naan. waaye ba ñu defalee formation. fruits et légumes. la ñu xam ne. ndekete jus du jus. ak financement bi tamit. waaw defal ñu lépp yéen a ngi koy jot. waaw jox ñu xaalis. xaalis bi sax pour man. du c'est après. parce que connaissance amul xaalis fi amul xaalis. fii moom xaalis amu fi. pour ñu daje nii. c'est pas parce que dañu daje suñu kees de jël ci fond bi de non dañu cotiser. pour ñëw mun a daje amuñu xaalis fii xaalis amu fi. loolu laa bëggoon xam nag. fii xaalis amu fi bay feetu rek ça veut dire que. amuñu dara dañoo cotiser. dañoo cotiser pour ñëw fii daje. léegi nag loolu la ñu bëgg nag ngeen dimbale loolu ci bu fekkee mën ngeen ci dara. ngeen dimbale jox ñu xaalis bi ñu liggéey. dañoo bëgg a liggéey. dañoo bëgg a liggéey te nag man li ma gëm mooy. ay 100000 francs fukki junni du financement. loolu mënul liggéey dara. te loolu ñun suñu biir lañ koy lebalantee. banque boobu ñu dox lebal nañ la sax dafa am ñu jot am ñu jotul. xam nga li ma la expliqué. léegi nag bu fekkee mën ngeen ci dara jox leen ci millions yi nag ñun dañoo bëgg a liggéey ñu liggéey. waaw ñun moom liñ ci mën rek. mooy jàllale leen fii jàllale leen ko nag. su ko jàll fii ñi ko war a jot ñu jot ci. ñu xam ne bëgg nañ ci financement yi tax ñiy wax financement. waaw ñu am xaalis. waaw mais tamit financement yi tamit est-ce que tamit ki jiitu tamit mi ngi ciy dem dëgg parce que gars yi ñu ngi financé. kay ñu ngi ciy dem kay. est-ce que yéen a ngi fëgg ci porte bu baax bi tamit. ñu ngi fëgg moom fu ne. suñu mbokk mi toogul taxawul. tëddul nelawul. lépp lu baax lu mu xalaat lu mu dégg rek mu ngi koy indi. indi na fi formation fruits et légumes. ñu dem def ko. ba ñu xam naka la ñuy defaree jus. mu pare foofu. ñu dund formation de couture. ba ku nekk ñi nga xam ne yaa ngi sa kër di am sa atelier xam nga da ngaa gis ko xam ne jigéen joo xam ne da daan xëy rek yor xaalisam. du xam fu mu koy dugal mu dugal ko ci atelier de couture. mais du am notion du am formation du am dara ut ay tailleuram. parce que xamu ko. voilà mais ba gën a liggéey. nga gis nag ut ay tailleuram rek ñuy dagg di taqale di yàq. mais depuis ñu dem def formation bi nag. dañu xam ne ndekete ñaw du ñaw. ñu jóge fa ñu demaat defaat formation pâtisserie.
macha allah waaw defar suñuy bonbon defar suñu yoo xam ne yi nga xam ne par exemple am na yoo xam ne xam nga daan nga ko gis di ko jënd ci ay plateau mais ba nga ko ñemee da nga naan waa li nga ko lañ ko defaree mais ñun après léegi mën nañu kon loolu tamit ab dara la mais nag xaalis moom amu fi waa léegi comme xaalis amu fi waaw formation yooyu tamit du dañ leen defal formation rek après tamit ngeen ne def nañ formation dañoo toog voilà da ngeen war a def formation ba pare di jéem ji liggéey ci loolu muy jur aussi est-ce que loolu yéen a ngi koy def waaw léegi nag parce que amuñu marché loolu pour ñu def ko par exemple tey bu ñu amoon marché boo xam ne marché état la bu am importance ñu ne tey dafa am benn cérémonie bu mag bu am que ni ñun waa GIE membre Flades ñëw leen defaral ñu pâtisserie bi ñëw leen defaral ñu je veux dire amis bouche yi bu boobaa ñun ñu dugg du def suñu génn suñu propre moyen def récupérer suñuy bénéfice mais ba tey loolu tamit amuñu ko d'accord soxna Aminta ba tey xam nga def nañ formation mais dañuy xaar mais est-ce que tey li ngeen di dajale di ko am bu ngeen doon jël par tuuti nekkat comme ñun ñëpp pare nañ formation bi nañu commencé dara ëllëg kenn dina gis que ne waa GIE Flades gis naa ne ñi ngi yëngatu ci dara lu ndaw est-ce que du boobu mooy gën a yomb ngeen toog di xaar mais kay dañuy toog di xaar parce que tam pour commencer il faut que nga am commande pour mën a commencer mënoo xëy rek commencer ci ngelaw li mais yéen seen biir ku xewle mën ngeen profito ama loolu nag amagu fi waaw ku xewle mën ngeen profito ngeen ci GIE bi ku fi xewleeti li ci ñun ñooy ñëw defaral la nga fay ñu xaar li ngeen ciy am ngeen teg ko à côté keneen bu yàggee di ngeen mën a demal seen bopp léegi tamit xam nga lan mooy suñu problème mu membre bi GIE bi xam nga luy problème bi dëgg la que ñu ngi ci téléphone yi ñu ngi waxante ñu ngi lii mais daje moo dul am surtout daje du am wala daje bu amee ñun ñi rek duñu membre bi ñun ñi rek duñu de mais ñëpp mais moitié bi sax duñu ñëw waaw loolu tamit day poser problème moo tax dama bëggoon bu fekkee possible na tamit ñuy fexe benn yoon wala benn 3 mois bu ne mu am benn daje ñëpp ñëw bu boobaa si la ñuy xam lan la ñu war a def ak fan la ñu war a teg suñu tànk pour avancer ku ne joxe sa point de vue c'est ça loolu mooy ànd waaw loolu mooy ànd waaw ba tey yéen a ngi seen émission jotaayu Linguère yi waaw ñu ngi fi ba tey Sicap Urbam war a jàkkaarloo ak soxna Mimi Gueye madame Thilo moom mooy secrétaire général GIE Flades waaw soxna Mimi ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan ci yëg bi ngeen am ba ñëw nuyu si ñu donc ñu leen di dalal ak jàmm profité ci dalal waa GIE bi yëpp leen wax bisimilah. macha allah soxna Mimi ñoo la gën a kontaan ñun waa Cap TV waa bëggoon xam nag Flades lu muy tekki. Flades mooy femme leader actrice de développement pour une économie sociale et solidaire. macha allah Flades ñaata membre la compté pour l'instant. pour l'instant nekk nañu après une 50aine. kon moom yàggagul. non yàggagul. xam nga 3 ans la am. mais ak Covid bi aussi. dañu gelé woon ay activités. waaw loolu moo tax. ok mais est-ce que membres yi ci nekk yëpp. c'est des membres actifs ou bien dañuy wax ne ñoo ngi bokk Flades rek te kenn du leen gis kenn du leen dégg parce que am na ku ko souligner aussi. ñi teew tey. c'est des membres actifs. ok waaw am na ñeneen tamit. ñi egsee gu ñu ngi ci yoon bi di ñëw. bon comme toute association dina am ñoo xam ne. vraiment dañuy nekk en rade. mais ñi nangu jiite. ñi nangu yëngu dañuy yëngu ñeneen ñi après loolu leen di booster. ñu ñëw vraiment adhéré mais adhéré nañu mais yëngatu am na ñu yëngatuwul. mais nag duñu découragé ndax dañu tàmm ànd ak jigéen ñi di liggéey. waaw yàgg nañu ànd ak jigéen ñi di liggéey donc c'est normal pour un début. surtout que defoon nañu Covid bi gelé activités yi donc là on reprend moo taxit am na ba dañu nekk en rade mais incha allah am nañu yaakaar ne dinañu gën a yokku te dinañ gën a yëngatu incha allah. ok madame Gueye ba tey ñu bëggoon xam parce que dañuy gis en général GIE yi wala mouvement de femmes yu bari loo wax rek dañ naan ñu ngi ci formation yi mais formation yi en général wax na am na ku ma ko laaj sànq dañ koy def ba pare croiser les bras donc est-ce que am na utilité kon. si day am utilité ndax dañ ciy jële toujours njëriñ xam nga xam-xam du doy moo taxit jàng du wees donc boo demee ñu jox la xam-xam même boo ko appliqué wul aussitôt mais dina la jëriñ un jour
par exemple am nañ fi benn projet man fii nii sama boutique la mais dañ ko bëgg ubbi atelier couture ndax def nañu formation coupe et couture donc léegi am nañu expérience bu gën a bëri xarit ba fa doon toog dafa doon ñaw côté man musuma ñaw dama daan dem di santaane pour dem ci ay foire yeeg yooyu dama daan dem ñu may ñawal may yóbbu ci ay foire mais léegi dañu ni au lieu may def boutique bi nii mën a nekk ba tey boutique ma fi jaay ay tissus ak yooyu mais en plus dégg nga ñu def couture bi teg tailleur yi fii daag leen mën wan dootu ñu ne wax dama ragaloon couture bi ndax xaw ma ci woon dara mais léegi may na ma fit waaw damay defar ay jus di jaay mais formation bu ñu defar transformation fruits et légumes tax na ñu gën a xam tey lu ñuy defaree jus yi donc on arrive à parfaire waaw mais maa ngi dégg sa biir wax nga ne dem ci biir foire yi waaw donc kon yéen a ngi ci association des artisans alors FENAF ñu ngi ci FENAF donc c'est la fédération nationale des professionnels de l'habillement ay femmes de développement lañu donc dañuy dox ci kuréel yu bëri waaw ñoo ngi chambre des métiers ñoo ngi FENAF bon chambre des métiers moo tax ñu bokk PEJA benn programme bu ministère de l'artisanat def nañ ci sa formation ñuy gérer entreprise nu ñuy defaree business plan dégg nga yooyu yëpp c'est des plus qu'on nous apporte donc ñu ngi ci yooyu foire yi aussi dañuy dem ñi mën a dem ñi bëgg a dem ndax comme dañu daje ñun ñëpp ñuy def dara kenn ku nekk def dara am na ñoo xam ne defar jus la ñuy def di jaay am ñoo xam ne couture moo doon seen liggéey ak yooyu donc léegi dañu bëgg a fédérer yëpp nag dégg nga femme bu nekk daal am loo jàpp duñu imposer nit ne ko lii ngay def dañ lay fekk si ci li nga ne ñu développer la ci nga gën ci yokk macha allah mais soxna Mimi damay dégg sànq ba tey ñu naan calebasse bi te man damay gis jigéen laa comme yéen calebasse yi dafay am problème surtout ñoom yéen ngeen ne yéen seen calebasse da ngeen di lebalante seen biir pour liggéey est-ce que yéen ñi jiitu du ngeen am ay problèmes yu ngeen ciy rencontrer non amul jafe-jafe dañ ko yàgg def ndax man personnellement ma def formation calebasse bi ma ko defee aussi ma appliqué ko d'abord ci sama koñ appliqué ko ci koñ gi normalement sax dañu waroon def ay teg ay intérêt mais waa koñ gi ne ma bëgguñu intérêt comme ñu ne bëgguñu intérêt ma essayé ko mais quand même mu dox dama am nag sama sœur boo xam ne kii la def finance la def donc ma dem ñu daje sama kër papa ma koy expliquer mu ne ma lii la ñuy woowee financement halal dans les banques ok fekk sama sœur ne ma daal mënuma comprendre ma ne ko ahankay sama sœur déglu ñu daal ne lii mooy financement halal donc yàlla ñuy suturaal ñu ngi koy def dina permettre femmes yi am ay activités ndax boobu man am na ñoo xam ne naan 25000 du dara du xaalis mais xaalis la ndax dafay liggéey waaw donc joxe nañu ñëpp jot nañu 25000 et puis duñu wax ku bëgg force da ngay bokk dañu ne ñu mu intéressé ci GIE bi nañu ñëw bokk si donc lebal nañ leen 25000 léegi ñu ngi joxe 50 yu pare dañu am 75 donc yàlla ak ñu suturaal le 11 de chaque mois bu weddee rek dañuy commencé di yónnee xaaruñu sax la kii bu ñëwee dañuy daje te buñ koy def aussi dañuy seet ñi gën a soxla ñu jox leen ka ndax du xaas gu ñuy denc ndax boo ko dencee mën nga ko détourner dañ koy jox ñi ko soxla ñu dem liggéey yi waaw ba tey soxna Mimi maa ngi dégg sànq ba tey aussi ñuy wax ci ñu leen di faral di defal formation est-ce que mënoon nañoo xam tuuti ñoom it suñu ñëwee formation yi parce que am na ñoo xam ne d'habitude seen formation dinañ leen jox tuuti xaalis ñii dinañ leen indil matériel est-ce que yéen ñi ngeen àndal ñi ngi leen di jàppale ci matériel wala am na as tuut bu ñu leen di gunge waaw vraiment dañuy remercier 3FPT ndax formation yi ñu amagu yëpp seen loxo la jaar bi ñuy defalee transformation fruits et légumes
matériel bi ñu doon liggéey yëpp ñoo ñu ko indil ba ci gaz dañu recharger ay bouteilles de gaz indil ñu bu ñu paree dañu may matériel bi yëpp macha allah. may ñu tamit benn somme pour lu ñuy añee boobu ay añ lañ ko def mais matériel bi dañu ko may ñu mayaat ñu formation toujours 3 FPT ñu def coupe et couture foofu tam bi ñu demee jox nañ ñu matériel bi ñu may am na yoo xam nag machine yi moom matériel lourd la mënuñu ko may leen ko may. mais may nañu loo xam ne vraiment et puis xam nañ fa ay matériels yoo xam ne man mosuma ko woon gis sax ci atelier couture waaw comme ay perroquet ay yooyu man xaw ma ko woon may nañu ko jàngal nañu ni ñu koy utiliser ak yëpp bu ñu pare dañu ko may ñu ci suñu doon liggéeyee ak yëpp ñoom ñoo ñu ko jox te bi ñu pare tam may nañu une enveloppe bi ñu ko joxee dañu jël ñi ñëw def formation bi ndax paas nañu dem dellu si dañ ko xaaj jël moitié bi jox leen ku nekk si ñoom jël beneen moitié bi renforcer ko suñu calebasse d'accord bi ñu defee aussi cuisine bi mooy pâtisserie bi boobu tamit même chose ñoom ñoo joxe matière première yi ak yëpp jàngal ñu après jox ñu une enveloppe tablier yi ñu doon sol yi des torchons dañu ko may nañ ñu ko après yëkkati une enveloppe jox ñu boobu tamit femmes yi ndax déplacé wu nañu jël moitié bi jox leen ko beneen moitié bi ñu reversé ko ci suñu calebasse pour renforcer ko ok waaw mais madame Thielou damay dégg sànq ba tey ci waxtaan bi suñu calebasse dañ ciy liggéey te dama dégg dans FLADES que am na social waaw mais dégguma fenn fu ñu waxee ne am ngeen caisse boo xamante ne au moins dinañ ci verser dara pour bu urgence amee waaw parce que kii di social di aider les gens donc ba tey suñu caisse boobu chaque mois chaque membre na cotiser 1000 francs 1000 francs yooyu dinañ ci jàppalante suñu biir et puis ñun suñu calebasse dañuy leble sans intérêt d'accord amul intérêt ku ñu lebal 25000 dañ la daan da nga koy fay sur 5 mois chaque mois 5000 francs foog naa loolu tamit ndimbal la waaw donc noonu la duñ ko def mu diis te c'est sans intérêt donc loolu tamit ndimbal la forme kii la waaw mais est-ce que tamit à part FLADES comme tey yéen a ngi dem envers les hommes politiques parce que damay gis d'habitude yenn GIE yi ñoom parfois dinañ ñëw jàpp si tuuti est-ce que yéen am ngeen loolu wala souhaité ngeen aussi ñoom ñu ñëw envers yéen pour jàppale leen waaw souhaité nañ ko ndax base de données ministère de la femme ñu ngi ci su ngeen gisee suñuy mbubb yi ministère de la femme moo ko doon joxe pour 8 mars bi donc ñu contacté ñu ñëw ñu jënd quota mbubb ndax xam ne mbubb 2000 francs amul fenn donc ñoom ñoo ñu ko jaayee 2000 francs ñu jënd jox suñuy membre ñoom tam ñu jënd ko du dëgg amuñu xaalis bi ñu denc nag loolu il faut que ce soit clair gisaa ne affaire xaalis bi ndax xaalis denc ko thésauriser amul sens on préfère lu ñu am jox nit ñi ñu dem liggéeyi dimbali ci nit ñi donc jënd nañu suñuy mbubb 2000 ministère bi loolu la ñu ko séddee loolu la ñu ko séddee suñuy membre 2000 bu ñu paree dañ koy continuer ñun di ko sol ndimbal la donc ñu ciy remercier aussi ministère de la femme bon comme partenaire extérieur moom la ñu am à part kii 3 FPT bon am na aussi une banque bu fi sorewul IMSEC waaw dem nañ fa daf ñuy accorder ay prêts abal nañu après 4 millions waaw ñu jox femmes yi par 100000 xaalis baa ngi dugg ko non duggul nangu leen rek dañuy fay bor la bon ñu ngi fay mois prochain la ñuy pare te nee nañu suñu paree dañuy doubler montant yi jox ñu waaw ñu ngi sant yàlla xale yi ñu ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla ku xaw a fàtte boo ko woowee sax am na sax ñoo xam ne pare nañu ba pare ñoom au lieu ñu doon fay tuuti ñoom dañu dëgëral seen loxo vraiment waaw daal di fay mais aussi yéen a ngi ciy jànkonteel ak ñi mel ne soxna Kia nga xam ne dañ naan xaalisu banque la waaw mais dañuy naxanteeg ñoom xam nga ànd bu nekk nit ki soo naxanteeg moom di nga am lu nekk ci moom parfois ñu am ay difficulté duñu fay bon da nga leen di woo soññaat soññ wax ju neex daal xam nga soo wax nit wax bu neex rek di nga am ci moom lu nekk
waaw jarul xëccoo jarul saagante jarul dara dañuy wax rek expliquer du sunu alal alalu banque bi la calebasse bi alalu mbooloo la donc dimbale leen ñu ngeen indi dañuy indi waaw jigéen nag dañoo am jom nag waaw loolu de am na dañoo pànk bëgguñu ko leen toroxal mais am nañu jom macha allah madame Thiello ba tey ci biir mbootaay bi rek ndax jiit dafa metti waaw boot ay jigéen dafa metti ndax ku nekk ak jukkoom ku nekk ak esprit c'est vrai donc yow mi jiitu parfois dañuy faral di wax naan ku boot bukki xaj maw la c'est vrai est-ce que si biir jiit googu des fois du ngeen ci jànkonteeg ak yenn qualité jigéen yoo xamante ne da ngay xool en tant que man jigéen laa yemul rek ci nañu daje ñun ñii ñu natt wala nañu lebalante xaalis est-ce que des fois di ngeen toog ngeen waxtaan seen biir waxtaan ci kër yi waxtaan ci njaboot gi parce que loolu tamit c'est très important waaw loolu sax moo tax nag ñu daje tey xam nga journée de la femme du rek lekk foo kii dem non 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 journée de la femme femme bi dañ ko war a def daje waxtaan lu leen jëmale kanam bon comme nag mois bi yëpp la ndax le 8 mars nit ñi dañuy dem wuy ji feneen ak feneen donc jëluñu le 8 ñu ne nañ bàyyi ba vers la fin ñu am temps ñu daje suñu biir waxtaan suñu biir seet lu ñu jëmale kanam wax bu ñuy wax yëpp lu ñu jëmale kanam la ànd nag ñëpp yemuñu mais dañuy fexe toujours ki am jikko bu xaw a nii bu gisee bu defee ñu xëccaat wax yedd ci ruq nag wax ak moom def nii nax ko yooyu day dem ba nit ki nga changé ko nit ki bul gis nit rek ni kii jubadi na xëy na ndeysaanam tayu ko waaw donc man en général su ma gis nit ku jubadi ak yooyu man dama koy sax gën a approché xëcc ko di wax ak moom di ko xaw a xëcc di ko xaw a yedd de temps en temps di kon ay exemple dina dem ba ndeysaan di nga changé ndànk waaw macha allah waaw macha allah madame Thiello peut-être li ñu bëggoon xam ci Fladès xam nañ ko am nañ ci aperçu léegi nag madame Thiello en tant que femme madame Thiello ci biir kër gi waaw parce que nag yéen dafa am lu ñu leen di jëwee yéen leen femme leader amu leen seen jotu kër amu leen seen joti borom kër seen njaboot ñi ngi jooy c'est pas madame Thiello mais en général à travers madame Thiello waaw donc conseil mooy jox femmes yi njaboot moom responsabilité bu ñu yàlla dénk la et dañuy encourager femmes yi nañu toppatoo seen njaboot su la yàlla dénkee njaboot toppatool éducation ndax sonn ci xale moo gën a yomb sonn ci mag soo wëccee ba sa njaboot mag dem vers la dérive pour les ramener c'est très difficile donc dañu war a xar suñuy tànk tubéy ñun jigéen ñi sacrifier pour suñu njaboot yàlla moo ñu ko teg on est responsable ñun sama papa daf ñu daan wax ndax man sama papa jàngalekat la mu daf ñu daan wax mu ne keroog àllaaxira yàlla da leen di laaj li ma leen dénkoon nan ngeen ko sàmmee donc bépp jigéen rôlam mooy na toppatoo njabootam c'est sacré te boo toogee ba sa njaboot màgg ba yàlla def ñu mënal seen bopp yow sa noflaay fa lay commencé moo gën nga nekk mag di daw di rang déedéet da ngay toppatoo sa njaboot ba yàlla def ñu mënal seen bopp te yàlla nag gëmul nelawul waaw boo ci sonne rek mu fay la ko kon nag damay ñaan jigéen ñi nañu toppatoo seeni njaboot nañu toppatoo seeni borom kër ndax nag borom kër sang la nañu góorgóorlu jàpp suñuy borom kër bañu négliger kër gi surtout kër gi lañu am bu ñu jógee suñuy kër waajur ñëw suñuy kër borom kër la ñuy ñaan yàlla rek sax fi na guy lu ñëw ñu dékku du tere nag ñuy góorgóorlu di am lu ñu amal ndax sa jëkkër bu indee benn nga indi genn wàll kër gi day gën a neex moo tax nag foog ñuy génn di yëngatu ñun itam jigéen yi waaw daañu liggéeyi wàcc daañu dugg ci ay activités yi pour foraatu rek lu ñu indi ci kër gi loolu la mais madame Thiello góor yu bari dañuy ragal seen femme seen jabar bokk ci yenn mouvement yi parce que dañ naan jigéen ñi bés bu leen xaalis jiitalee taratuñu seen sëy
ah man daal gëmuma loolu ndax toujours bu jigéen ñi bu ñu àndee ku nekk sa expérience danga fa jëriñ sa morom bi ñuy affaire parité bi ñu koy defar bi ñu koy nekkee di toppatoo affaire parité doon daan dem ay séminaire une fois dañuy ñibbisi jóge Thiès demoon fa 3 jours ñu nag ñoom Awa Dia Thiam jóge Kaolack di ñibbisi ci biir kaar gi sunu benn membre kii la waa COSEF conseil sénégalais des femmes donc ci biir kaar gi benn femme yedd ñu ne man de sama moroom jigéen dama leen di yedd sama expérience propre laa leen di wax ku am sëy jàppal ba mu dëgër ku amul boo amee jàppal ba mu dëgër man ñaareel laa woon sama jëkkër gàtte ma may dof lu ba fase bi ma dellu see ñetteel laa nekk li ma amoon amaatuma ko expliquer ñu nag lépp nu mu jaaree. macha allah xam nga ànd jigéen ku nekk dañu war a di sottante xel. waaw di échange bu ñu dajee nii waxtaan seet lu ñu jëmale kanam. waaw man loolu daf ma servir d'expérience. waaw peut-être que j'étais plus jeune. mais loolu ba léegi man dama koy raconter. toujours nit ñi may leen bu leen fay. bu leen fase ndax bu ngeen demee bu ngeen ñëwee pire ngeen fii fekk kon nag toog leen ngeen muñ te nag ku muñ suñuy waajur dañu muñoon ba ñun ñu ñëw mel nañu mel buñ ko iñaane suñu njaboot nañu toog muñ ndax ñoom tam ñu tekki. macha allah madame Guèye xam nga nag émission bi jotaayu Linguère yi la kon mënuñoo wax ci GIE bi ba pare te dugguñu ci kër yi parce que tamit dañ koy gis jigéen ñu bari des fois bu ñu xasee ba nekk ci benn mouvement rek jël nañu seeni borom kër yaakaar ne tekkeetuñu dara jigéen yu bari suñu amee benn niveau de vie bi jël nañu seeni borom kër yaakaar ne ñoom ñoo war a yore baat bi te yaakaar naa ne ba àddina sosoo ba léegi ci suñuy maam ak suñu papa ba léegi góor mooy kilifa ci biir kër donc li góor ñi di critiquer ci femme au développement yépp mooy loolu da ngeen a bëgg seen baat. non xam nga ñun dañu liggéey ci ay bureau mën nga nekk chef de service nga jiite ay góor mais dañ lay jox sa cër mais gis nga ànd bu nekk foog mu am ku jiitu société troupeau kenn moo nekk ci kanam. mais est-ce que femme bi nekk au bureau di joxe des ordres à des hommes bu ñëwee du yaakaar ne ba tey loolu moo war a nekkaat ci biir kër gi nekkatul ca bureau ba mu ngi ci kër gi jóge na bureau ñibbisi na ci kër gi fa am borom kër du dëgg foo jëm na ko sa borom kër xam na ko yëg loo am nga indi nga bokk ak moom waaw man de dama toog sama borom kër teg njaboot famille am yëpp ne leen mi maa ko may permission fu ko neex mu dem fu ko neex mu ñëw bu bëggee tukki sax bu ma tàggu mais suñ la waxee loolu nag doo ko jëfee déedéet kenn du la may lépp nga jël lépp du dëgg wax na ko neex na ma seddal na sama xol sama xarit bi ko fekkee daf ma ne sa jëkkër gën na la sas na nga gën a góorgóorlu waaw te loolu la ñuy prôné sunu biir ñun jigéen man xale bu ñëw am problème am ñëw toog wax ak ma ni ko muñal ñun bi ñu nekk xale dañu muñ de dama daan ñàkk jànq xëy gàddu samay doom déposé école dem sama bureau dem mi di jëli leen ñëw togg sama añ jox leen mariner sama reer déposé leen école demaat bureau wàcc ñëw togg sama reer teg sama añ ëllëg fële noonu laa daan def anama tey maa ngi nii togguma yekkuma xaw ma sax lu ñuy togg sama yoon nekkatu ci ndax xale yu màgg nañu yàlla may na ma ay goro donc su ma gisee toujours naan jéeg yu ndaw yi dama leen yërëm ndax da ngeen sonn yéen a sonn ñun mag ñi ñun on a jàmm la paix teg le tànk di wut ay billet d'avion di tukki di ñëw di féexal suñu xol waaw macha allah madame Guèye am na solo comme rek li ñu wax ba tey jotaayu Linguère yi parce que yéen tey nee nga am nga goro kon message bi ngay jox xale yi parce que divorce yi bari na xale yi xamatuñu sax fan la ñu teg seen tànk dafa am nag lu am solo muy base sëy man ci sama gis-gis ma ne xale yi xamatuñu ko selon yow mooy lan base sëy mooy muñ ku muñul doo fekkee dara gis nga samay goro am naa ñaari goro ba ñett kenn ki sama doom bu jigéen lay sëy sama doom bu jigéen day sëy en France jëkkëram tubaab la mais dama ko naan sunu yoon newul ci jikko tubaab yi sëyal nga muñ
su ma woowee ma ne ko gogo muñal samay goro alhamdulilah maa ngi sant yàlla attew ma fi kenn ñu ngi dëkk ak man attew ma fi kenn wax suñu waxee damay toog ak ñoom ne leen gis ngeen jaar naa fi anama maa ngi nii musuma gis nga ku jigéen juy fay sax nag yàlla nañu yàlla baal dama ko xaw a jàppe légèreté ndax waaw da ngay dem di ñëw da ngay dem ba kenn dootu la jëli nag sax nag man gis naa ay jigéen dañoo dem ba kenn jëli jeetu leen ñooy dem di indiwaat seen bopp il faut c'est à éviter waaw gis nga ku miin sa kii rek yàpp la waaw donc man daal li may conseiller femmes yi nañu muñ soo muñee en même temps nga góorgóorlu nag soo ni man maay maîtresse de maison na mat lépp ya wax faay bu mu am fenn toppatoo sa njaboot toppatoo sa borom ku yab sa borom kër kat yab na la kon nag boo yabloo sa borom kër sa bopp nga yablu mais est-ce que xale yi ñu ngi communiquer ñoom léegi xale yi communication loolu ci éducation bi la soo nekkee yaay da ngay fexe say doom jege la say doom ñeme la duñu ragal wax ak yow dara duñu rus wax ak yow dara man de ci noonu laa yare samay doom te ci noonu lañ ma yare xëy na nag ni ma yare ne naa ni sama papa jàngalekat la sama yaay sage femme la donc ci ouverture dañuy toog nii di discuter ci loolu laa yar samay doom même seeni xarit ak yëpp fii la ñuy ñëw lajaloo ñuy waxtaan ma ne naa xale yi ñooy samay xarit ñooy samay àndandoo waaw man xale yi laa àndal waaw macha allah madame Thilo kontaan nañu ñoraw parce que li nga développé am na solo gis nañ ko parce que boo gisee ma dugg ak yow ci côté kër gi parce que jiit dafa metti te ku jiite rek war nga mën a am image booy trôner envers ñi nga nekkal parce que ñoom ñi tey bu am na loo xam ne buñ ko gisul ci yow duñ la naw moo tax j'ai fait exprès pour poser la question boobu pour ñu xam ne ñoom ki ñu jiital du como ndax nag sëy mooy base bi dëgg la nag génération bi léegi fonkatuñu ko boo xee ñu ne ay xale 2.0 lañu mais nag base bi mooy communication ak muñ yi nga wax dëgg yàlla kontaan nañu xam naa du ñàkk dinañ mës a ñëw def ak yow émission Linguère yi rek ndax xam naa ne lu bari dina génn kon macha allah madame Thilo lan nga xalaat loo bëggoon bu yokk ci association bi loo xam ne laajuma la ko association bi damay ñaan yàlla daal yàlla fulal ñu ko sunu 1000 francs yi ñu joxe weer bari na bariwul du ñu def lu diis ndax àddina léegi dafa metti donc lu ñu mën cotiser lu gën a yomb ci la ñuy jëlee gis nga suukar la ñu jënd nii ay suukar pour ku nekk am loo yóbbu sa kër ndax man pour man sooy tàggu sa jëkkër naan damay dem tel endroit booy ñibbisi nga ne ko man de fi ma jëm jëlee naa fa lii gis nga calebasse bu demee nii ba ci kanam damay dugal jamra c'est des idées boo mënoo dugalandoo yëpp ndax day metti da nga leen di dugal ci dara ba ñu miin ko ba tàmm ko ba ñu cotiser bi du ne indeeti problème nga dugal leneen waaw Covid bi nag moo ñu xawoon freiné kon romb nañu fi macha allah waaw 1000 francs ñu commencé di cotiser ñu dugal léegi calebasse bi léegi dañu na bu demee ba ci kanam nag dañuy dugal jamra comme ça ku ko teggi nag ngay boo eggee sa kër dem sa borom kër ne mois bii doo jël ration xoolal li ma teggi macha allah neex na ba dee waaw neex na waaw loolu la ñuy wër nag ak tamit ñan ngay woo pour ñu mën la leen jàppale aussi comme GIE ngeen bi soog a waaw ñoo ngi soog a démarrer ku ñëw jàppale ñu dinañu nangu jàppale ñu loolu la ñu bëgg ku ñuy dimbali pour ñu suqaleku mais man li ma gëm en général damay wax man bon nit may la neex na mais loo ñaqal sa bopp loolu laa gëm te góor ñi sax mayeetuñu de waaw lu juste rek a fi nekk waaw dëgg la ndeysaan bëgg nañ ko dañu yorul dafa ñu leen di jàppale jamono metti waaw jamono metti fokk ñu leen di jàppale waaw ndax tey man bu ma bëggee dem fenn parce que bu ma waxee damay dem foire sama jëkkër may ma permission ma dem mais man war naa indaale dara su ma demee foire bi mu xam ne soxna si kat fu mu demoon indi na fa lii du dëgg su ma ko ne man kat maa ngi dem Flades réunion kër Khady Ba
wala maa ngi dem formation mais si ma ñëwee ak sama attestation. ma ne ko mu ngi nii. ñu ngi am ay attestation. mais am ngeen ay carte de membre yu ngeen di jaay. am nañu ay carte de membre yi dañ koy jaay 1000 francs ñun dañu yombale de. ñun mais yokku leen nag 1000 francs bariwul de. 1000 francs carte de membre adhésion 2000. ah ok 1000 francs carte de membre. waaw chaque mois ku nekk indi sa 1000 francs. def leen carte de membre 10 000 yéen am ngeen xaalis banque yaa ngi leen di financé. waaw non xam nga banque yi ñoom. dañ lay lebal rek pour nga liggéey nii. mais bu doon suñu sago ñun ñooy financé suñu bopp. winding te nag ñaan naa yàlla suñu calebasse bi. dem ba ñuy joxante ay millions. incha allah waaw gëm-gëm la rek. waaw loolu laa gëm la rek. waaw. kon looy tëjee. di leen remercier bu baax a baax a baax. Cap TV. waa Cap TV ñu ngi leen di remercier bu baax. di ñaanal télé bi yàlla na nekk ci télé phare yi. àddina yëpp xam ko ci lu baax. bañ ñëw di jëkkanti pour am émission tey yéen a ñëw. mais ba ñaan nañ yàlla ba suñu leen di wax yéen ñii. ci yéen la yéen bi ngeen amul dara ci ñun la woon léegi jox leen jafe na. yàlla na ko yàlla def. amiin amiin di encourager tamit sama femme frades yi. naan leen nañu góorgóorlu. gis nga tey ñëw bëgg nañ bu ngeen fii ñëwaat. ngeen fekk ñu romb fii foofu nañu takk suñuy ndigg ñu liggéey. ñu góorgóorlu. lii ñu toll buñ ko xeeb. topp commencé ci lu ndaw. mujje fu neex. moo gën commencé ci lu mag. mujje fu metti kon nag yàlla nañ yàlla jàppale. taxawuñu. li ñuy séntu ci Flades. yàlla buñ ko réccu. yàlla nañ ci am lu ko ëpp. waaw kon nag ma leen di encourager. tout début est difficile. waaye nag nañ gëm suñu bopp rek. waaw man de dama gëm sama bopp. macha allah alhamdulilah. waaw borom kër gi. ma koy ñaanal. sama cousin la. te wax dëgg yàlla sonaluma. lu ma dugg mu fekk si ma ci. sama papa daf ko sax tu donnes trop de liberté à ta femme. bu ko waxee ma ne ko ni ko na ci génn du këram. fii sunu kër la na ci génn ba mu set. donc moo ma may doole. moo ma may fit. lu ma dugg jàppale na ma ci. fekk si na ma ci. waaw du ma ko nëbb nag lu ma jëm. damay koy wax fii laa jëm. waaw di ko sant di ko gërëm. di ko ñaanal fan yu gudd. di ko ñaanal wér gu yaram. di ñaan yàlla njaboot bi lu ñu am ñu toppatoo ko jàppale ko. surtout suñu wax ma leen ndax seen papa defal ngeen ko. ndax barke baay. macha allah et ñaan naa yàlla ñu barkeel le donc la ma leen wax toujours di leen encouragé toppatoo leen seen papa. waaw kon nag ku nekk na jàpp ci loolu. wax leen seeni doom nañu toppatoo seeni papa. bu ñu buggee barkeel le barke baay. macha allah. macha allah. waaw maa ngi gis sa lingeer yi ñu ngi gërëm sëriñ bi rek. donc daf ñuy jàppale. ñun la am ñun ñooy ay jigéenam. te gémmiñ bu barke yàlla rek a xam te ñaan du doy. te dinañu gën a jàppale sax incha allah. waaw donc loolu rek la. macha allah madame Thiello. kontaan nañu bu baax ci dalal bi. kontaan nañu aussi ci brave lingeer yi ñu fi fekk tey. di wax rek ne àddina nii la parce que ñu xas ba booloo rek dañoo war a déggoo. parce que li gën a bon ci ànd. mooy fii lañ commencé woon tey tas nañu. kon nag yàlla bu leen loolu dal. amiin yaa rabbi yàlla na yàlla jàppale leen. amiin amiin partenaires yi ñëw. xaalis bi dugg li ngeen di bañ ma wax ko même si que ne am ngeen ko. xaalis bi yokku. amiin amiin amiin. vraiment kontaan nañu ci accueil bi. ñoo ngi leen di remercier yéen ñi ñu fi fekk ñëpp. waaw di sant bu baax. waaw di leen wax ne seen émission jotaayu Linguère la woon ak Soxna Kya. fii ci HLM Grand Yoff. di remercier sama caméraman yi Modou Diop ak Pape Gueye. di leen wax ba beneen yoon incha allah.